Futurs Médias soir d'info dellu siwaat na ci ni ngeen koy baaxee di amoo ni ngeen baaxoo di ko amee altine ba àjjuma bu jot tey nag jotaay yu am solo lañ nar a am ci li nga xamante ni moom mooy actualité muy bloc d'information bi nga xamante ni télévision Futurs Médias moo ngi koy def de 19h ba après journal incha allah ñuy tàmbali nag di yëkkati ay kàddu cant ak ay kàddu ngërëm jëmale ko ci kër yi diine yi nga xamante ni yëpp ñoom dañ doon def li nga xamante ni moom mooy gàmmuwaat maanaam bés bi nga xamante ni ci lañ gàmm woon bu dellusee ñu daal di gàmmuwaat fàttaliku rek li nga xamante ni moom mooy dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ci ziyaare waa Medina Baye di ci ziyaare waa Ndiassane waa Thiénaba di ci ziyaar ñëpp di leen di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala lépp lu ñu fa ñaan yàlla def yërmande ak sutura ak jàmm ci réew mi di Sénégal tey nag sunu plateau bi nga xamante ni moom la ñuy am nii dañ ci ànd ak koo xamante ni dafay ñëw ngir aborder ak ñun thème d'actualité nekk koo xamante ni mu amee le profil de l'emploi ngir daal di ñuy dimbali ñu xàmmee li nga xamante ni moom mooy coowal fiscalité ci entreprise yi rawatina entreprise de presse yi ñu ci dara docteur Abdoulaye Gningue moom nag inspecteur principal la des impôts et domaines waaye moom moo yor bureau stratégie ak modernisation fële ca direction générale des impôts et domaines docteur ñoo ngi lay nuyu di la dalal ci plateau soir d'info. ñu ngi lay fay Pape Djibril di àddu ci sa kàddu cant yooyu ak kàddu nuyoo yi. ñu nit di ko fësal ci kilifa diine di ñaan yàlla ñaan yi nga fi ñaan. amiin yàlla nañu ko yàlla nangu. amiin amiin docteur ñu lay gërëm bu baax si wuyu bi nga xamante ni wuyu si nga ñu ko docteur démb ñu gis ñu tàmbalee actualité ñu gis ay gendarme ànd ak ay huissier daal di egg fële nga xamante ni moom mooy groupe des médias di constater mu nekk benn spectacle boo xamante ni bu doy waar la ci gisin lan moo xew dëgg-dëgg. waaw boo Pape Djibril boo bëggee xam li xew. dañu lay ñëwal ci ay principe yoo xam ne yu leer la yi nga xam ne moom administration fiscale noonu lay doxalee. xam nga ñun Sénégal suñu système fiscal système déclaratif la. loolu mooy wane ne contribuable yi seen i déclaration. bu ñëwee dañ koy jël ñoom ni ñu ko déclaré. donc contribuable yi bu ñu déclaré dañuy jël déclaration yi ni nga xam ne noonu la ko contribuable bi àndee. amul lenn luñ ciy wàññi wala ñu naan ko duñ ko jël déedéet dañ koy jël. gis nga période bi ñu ko jëlee noonu sax contribuable bi dañu koy présumer ne mu ngi en règle. nga xam ne bu déposé woon tey soxla quitus fiscal dañ koy jox. ñun dañuy jàpp ne mu ngi en règle. léegi nag pensant wu li nga xam ne moom mooy pensant wu système déclaratif boobu mooy contrôle. donc cela veut dire que comme système déclaratif la contribuable bi lépp lu mu ñu mën a àndil dañ koy jël. ay la yéwén ñu nit tamit. contribuable bi comme bàyyi nañ ko ci gël guyam mu andil ñu déclaration ñun dañuy fexe contrôler saytu li nga xam ne moom la ñu contribuable bi jox ndax méngoo na ak yoon wala déet te ci atum 2020 lu toll ci 4784 contribuable contrôlé nañ leen maanaam ñeenti junniy contribuable ak juróom-ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñeent contribuable contrôlé nañ leen ci 2020 bi waa ci procédure boobu nag ci la D-Média dugg bi nga xamee ne D-Média dugg na ci li nga xam ne mën nañ ko wax mooy envoyé nañ ko avis de vérification comme ni ñu koy defee ci entreprise yëpp bi ñu ko envoyé def contrôle sur place procédé nañ ci contrôle sur place boobu service yi nga xam ne ñoom ñoo nekk di ko contrôler muy service d'assiette yi dem nañu fa def ay requêtes waaye ñoom joxuñu leen comptabilité bi bu ñu leen ko joxulee ci lañ procédé ak li ñuy xam ne moom mooy taxation d'office. maanaam dafa am rétention d'information. dafa amoon rétention d'information ñoom ñu taxé d'office service yi bi service yi taxé d'office ñoom amoon nañ weer pour tontu ci loolu. taxé d'office mooy. maanaam comme ñoom amuñu comptabilité joxuñu leen. ñu xayma rek daal di ñuy xayma. ñu daal di arrêté ay base loolu yoon moo leen ko may. waaye buñ ko yónnee it ñoom amoon nañ weer pour tontu musul ñëw impôt. nee nañ tontu nañ waaye yéen a répondre. tontu musul ñëw impôt. ci notification de redressement boobu tontu musu fa ñëw. administration confirmée. bi administration fiscale defee confirmation am. monté ay titres de perception. avant ñuy def notification am na ay PV de carence yu leen di relancer. waaye gis nga loolu yëpp sax bi mu amee. contribuable yëpp am nañ ko des médias ci contribuable yi la bokk. fu ngay xamee ne administration fiscale dafay def liggéeyam wax naa la léegi ne la am na yeneen contrôle yu ñu defal des médias am ci absence de redressement mooy wane ne administration fiscale kenn mënu koo manipuler. parce que booba dañoo xool gis ne ñii kat. ñu ngi en règle nekk nañ en règle
waaye contrôle bi ñoom joxewuñu information yi ñu taxé leen d'office bi ñu leen taxé d'office monté titre de perception yi le chef du bureau de recouvrement daal di leen koy notifier nga xam amoon nañ fukki fan pour réagir mosuñu fa ñëw. ndax est-ce que du taxation d'office boobu moo indi coow li est-ce que tey ci wàllu entre responsable parce que tamit coow wax ji yëpp fi mu egg mooy ay kilifa bu ñu seqee mbir. xam nga moo tax waaw. moo tax xam nga Pape Djibril administration fiscale xam nga tey administration fiscale ni muy doxale xam nga xel xalaatul administration fiscale rôle am du pour tëj ay entreprise wax dëgg yàlla administration fiscale du rôle am du pour tëj ay entreprise ndaxte secteur privé national ñu ngi may dégg ñoom mesure fiscale bu ñu jël associé nañ leen parce que ñun bu ñu établir la norme fiscale dañuy bëgg mu nekk une norme boo xam ne certes sur le plan budgétaire am na solo waaye dañoo bëgg mu am efficience économique ba pare socialement mu justifiable loolu moo tax dañuy associer contribuable bi ci lépp waaye bu ma ñëwee ci contrôle bi ma la doon wax léegi chef du bureau de recouvrement bi yónnee leen wuñ ko léegi nag mu entamé procédure de recouvrement forcé def ATD ñun dégg nañ ñu naan. bloqué compte yëpp non mais compte yooyu mu bloqué musul recouvrer dara. moo tax bu ñu ñëwee structure boobu ngay wax fayul salaire en tout cas impôt taxul fayul salaire parce que du dërëm bu ñu jël ci compte yi. 24 banques yi nekk fi yëpp chef de bureau de recouvrement def na fa ATD waaye du dërëm bu mu jël ci compte yi kon bu amee ay paiement salaire day loolu du impôt moom moo ko sabab. léegi nag huissier bi nga xam ne moom lañ jox dossier bi loola doon sa administration fiscale huissier bi dem na fa mënul dugg looloo taxoon nga gis gendarme yi ñëw foofu waaye li nga xam ne moom laa bëgg a leeral mooy procédure boobu du procédure spécifique pour des médias système fiscal sénégalais dafa nekk système déclaratif te ñu xam ne contrôle fiscal boobu ñuy def te gis nga contribuable yi bu ñu leen envoyé ay titre de perception dañu leen di wax ne leen am ngeen possibilité bu ngeen amee contentieux ak service d'assiette ngeen saisir le directeur général des impôts pour arbitrage wala le ministre bu ngeen fa jógee am ngeen droit sax saisir justice kon pour wax la ne la même contribuable bi nga xam ne titre de perception génn nañ ay la yowén bu déplacé woo ñëw impôt rek manifester wax ñu ne ñun lii laa am dinañ ko defal benn plan de moratoire bu ñu demee ba xam ne am na ay difficultés sax dinañu ko conseiller mu def remise gracieuse pour ñu baal. léegi ñoom aussi dañoo am beneen argument boo xamante ni tamit bu dee wér na. su boobaa yéen tamit da ngeen di nekk ci hors la loi ba tey ndax dañu wax ne. waaw président de la république moom moo toog. waaw ci bi ñuy def plan de relance bi. waaw entreprise de presse yi. jàmbat ko seen i jafe-jafe. waaw mu ne fii ba 31 décembre. dinañ leen baal. bor yi nga xamante ni ameel ngeen ko. ñi nga xamante ni moom mooy impôt. lan moo ci dëgg ak lan moo ci wér. non amnistie fiscale boobu ñuy wax amnistie fiscale bi am na. am na waaye amnistie fiscale bi ñu koy décréter bor yi mu concerné woon mooy bor yooyu waaye loi bi leeroon na. vérification lan la loi bi wax lan la loi bi wax xam nga dañu waxoon les dettes. yi nga xam ne ñoo nekkoon ci stock bi. dettes yooyu la amnistie bi concerné. loolu la ñu épongé moom la ñu épongé. kon yi ginnaaw bi baal boobu amee la xew. ginnaaw bi loolu amee la xew te képp ku nga xam ne ñëwoon nga ci remise ci bokkoon nga ci loolu instruire nañ sa dossier commission bu neutre la woon képp ku ci bokk rek duggoon nga ci biir non pour xamal la ne la man vraiment dama bëgg ñu xam ne administration fiscale amul pour di tëj ay entreprise waaye dafa am lu jaaduwul xam nga 65% du budget de l'État impôt moo koy andi xel dafa nanguwul sax nit ñi di défier administration wala di défier état xel da ko nanguwul parce que bu ñu ko defoon tey bu benn contribuable ñu di ko envoyer ay courrier nanguwu cee tontu ñu di ko woo ñëwul deful démarche pour négocier ak administration fiscale pour ñu oyofalal ko mbir yi ay la yowén bu amee ay jafe-jafe sax ñu far ko defu ko ndax di défier administration bu ñu ko bàyyee mu jàll fichier contribuable bi ñu am Sénégal yëpp def loolu réew mi nërmeelu. am na beneen tamit ponk boo xamante ni laaj na leeral wala sax transparence mooy ñu ci bari dañuy wax ne démb ci seen argument mooy jamono bi ñuy xoqatal kii noonu lañ ko tuddee. am na keneen ku ñu baal koo xamante ni dañu bokk ci même situation muy li ñuy wax ay remise gracieuse ak amnistie ndax mën nga ci dellusiwaat ak kan moo ko yeyoo kan moo ko yeyoowul kan moo koy defalaate kan mooy baalaate. ci xam nga boo jëlee dossier des médias bi. administration fiscale dafa ubbi ay bintam du pour des médias rek. gis nga fi mu ne nii. des médias mi nga xam ne saisir na justice tey jii bu justice waxoon ne administration fiscale yéen a tooñ keroog dossier ba fa lay yem waaye même bu justice waxoon ne administration fiscale yéen a am dëgg ci des médias ubbil nañ kilifay impôt et domaine dañu ubbil des médias bunt seen i bunt bu des médias ñëwee waxtaan wax ne ñoom ay la yéwén seen comptabilité bi ñu leen doon laaj mu ngi nii
xam naa ouverture ci impôt ouverture boo xam ne ak namm suqali entreprise yi suqali boo xam ne buntu boobu kenn du ko tëj dinañ leen ko ubbil te bu ñu leen ko ubbiloon tey jii li ñu man ñoom te nga xam ne moom réellement la ñu def ci infraction lañ leen di notifier te ci même loolu liñ ci mën a fay ko li nga xam ne bu ñu amoon difficulté dinañ leen defal ay moratoire te même bu ñu ci amoon difficulté ñoom dañuy dugg ci procédure de remise gracieuse boobu parce que loolu ñëpp la fi nekkal donc pour wax la ne la kon daal ñàkk a tontu bi ngeen wax loolu moo leen dox ngeen jëfe nii. waaw xam nga loi bi moo ñu ko wax. c'est-à-dire défiance. c'est-à-dire contribuable yi ku ne yow yaay xool ni nga bëgg a doxale bu ñu la envoyé courrier sañ ngaa bañ a tontu waaye boo tontuwul ñun ñu confirmer boo confirmer wul ñu monté suñuy TP yi bu ñu ko monté woo la pour nga ñëw fay ñëwoo ñu dem ci recouvrement forcé waaye bu fekkente ne contribuable yi nekk Sénégal te gis nga bu ñu ko envoyé notification de redressement ak contribuable bu ñu ko mun di envoyé. dañ lay wax képp koo xam ne war ngaa fay ñu envoyé la notification de redressement dañ lay wax ne la yow dañ laa may possibilité nga ut say conseiller donc conseiller boo mun ngaa entouré wu conseiller boo soxla pour nga ñëw administration fiscale discuter gis nga service d'assiette yooyu sax bu ñu insister ci sa redressement am nga possibilité dem saisir le directeur général des impôts et des domaines nga gis ko moom mu def arbitrage wala nga gis ministre bi wala nga dem saisir justice donc pour wax la ne la damaa bëgg nit ñi xam ne administration fiscale du administration boo xam ne dañ koy instrumentaliser sur le plan politique ba muy blanc armé politique. loolu tamit yëkkati nañu ay tuuma teg ko ci seen kaw am na sax ñu egg ba ci tuumaal ay parti politique jàpp nañ ñoo yore instruments yi foofu di ko manipuler ndax instrumentalisation boobu. xam nga comme niñ koy jiiñee justice ndax loolu Abdoulaye ndax loolu am na ci wala amu ci. xam nga loolu mënul nekk. xam nga man TFM gii ñu nekk Youssou Ndour politique. pourtant taxul seen ligne éditoriale changé. yéen da ngeen bëgg a nekk ci neutralité. mais présomption boobu bu ñu ko nangulee journalistes yi war koo mën a nangul inspecteur des impôts yi quand même. nous faisons partie toute prétention réservée. des gens les plus formés de ce pays là. certains d'entre nous nag ñu ngi def politique. kooku seen choix personnel la. mais il n'en demeure pas moins. mais est-ce que loolu du yàq liggéey bi. déedéet xam nga bu fekkente ne tey. yow yaa ko joxe exemple parce que Bougane wax na. waaw mais boo jëlee kaaw Bougane mi nga tudd noonu. waaw mais Bougane ñun dañoo jàpp ne des médias c'est un organe neutre. waaw te Bougane mu ngi politique. waaw parce que dañoo jàpp ne des médias parce que Bougane dafa wax ne. waaw ki yor dossier bi. waaw day politique yor mouvement buy jàppale président Macky Sall. loolu moo tax mu sawar lool ci teg ko lu métti lii. waaw xam nga Pape bu fekkente ne ki yor dossier bi. dafa yori kilifa. moom du lu ko neex lay def. waaw day kilifa. ki yor dossier bi inspecteur la boo xam dafa ami kilifa te avis de vérification bi ñu ko jox mais bu fekkente ne journalistes yi nekk TFM wala yi nekk des médias ñoo mën a def seen politique seen activité politique te du leen yàqal seen liggéey dara à fortiori un inspecteur des impôts amul benn am na journalistes yu politique am seen i mouvement waaw ndax dafa tax ñoom seen ligne éditoriale kii yàqu wala kii déedéet donc man damaa yàpp ne war na noo mën a xam ne am na cloisonnement étanche bu am entre nit ki dem di politique ak administration bi nga xam ne. mais est-ce que duñ nangu ne mais Abdoulaye est-ce que duñ nangu ne loolu it mën naa indi jafe-jafe. sur orthodoxie. waaw mais xam nga parce que tey jii tamit journaliste bu yor mouvement di politique. mais xam nga loolu mën naa déteindre ci sa liggéey. mais est-ce que tamit loolu mën na administration fiscale bi nga xamante ni ñoom aussi li ñuy xaar ci ñoom mooy non seulement ñu tëddee njaaxaanaay. waaw mais surtout ñu mën a dimbali. léegi li may retourner question bi. danaa la takkine foofu waa léegi. engagement Youssou Ndour ndax dafa descendre ci ligne éditoriale u TFM. déedéet. waaw kon ñun tamit ñun gis nga inspecteur boobu ñuy wax dafa yor mouvement. mais ba mu demee vérification. mais dafa am ay kilifaam avis bi mu yóbbaale dañuy wax structure boobu des médias ne ko. boo amee jafe-jafe ak moom demal nga seeti son chef de centre. bu fekkee ne tëna mun ngaa yéeg ba ci directeur am. bu dee tëna nga yéeg ba ci DG. mais ñooñu. amuñu une coloration politique donc man li ma bëgg a leeral. mooy l'administration fiscale sénégalaise amul une coloration politique. inspecteur ya fa nekk ay la yéwén am na ci ñoo nga xam ne ñu ngi yëngu ci ay parti politique kooka seen dañ leen koy bàyyi seen cëggalu opposition lañ nekk ñi pouvoir seen cëggalu guy te ña fa nekk ay la yéwén ñu ngi leen di bàyyi ñu ngi doxal waaye li nga xam ne mën naa koo wax fii avec certitude et fermeté mooy l'administration fiscale sénégalaise est une administration neutre et républicaine. léegi processus bi enclenché nañ ko Abdoulaye des médias ay sénégalaises ak ay sénégalais maanaam ay doomu Sénégal ñoo fay liggéey au-delà de Bougane. waaw bëgg a fàggu foofu lu lew lu ñu mën a dundee jamono bi nga xamante ni wàllu chômage dafa sonal Sénégal. président de la République jàpp ne fi mu ne nii ci prioritaire am yi. mooy régler question chômage ndax tey ji administration fiscale warut a gën a nekk ci posture gunge pour sauver emploi yooyu que di tëj pour ñooñu dem toog seen kër. mais ci loolu rek la ñu nekk c'est-à-dire nekkuñu sax ci posture tëj ko.
waaye dama ne. da ngeen ko bëgg a xoj daal. déedéet administration fiscale bu la yónnee courrier. ne la yow bor yi yow yaa ko amee. même su fekkee bor yooyu amul. da ngay ñëw nga contester bor yooyu. andi ay preuves ñoom ñu reculer. waaye bu fekkente ne dañ laa yónnee mu mel ni sorte de défiance. ñëwuloo lu ñu courrier bu ñu la relancer doo ci tontu bu fekkee dañ laa bàyyi nga def loolu administration fiscale bàyyi sëgg loolu sous prétexte que dafa bëgg a sauver par ay emploi bu ñu ko defee contribuable yëpp imiter loolu 16 millions de sénégalais ñooy perte seen emploi hôpitaux yi tëj catastrophe am ci réew mi. 65% du budget de l'État impôt moo koy alimenté. amuloon beneen yoon laa bëgg a wax ba ñu lu est-ce que amoon na lu ñu mën a éviter li ñu gis démb. li ñu gis démb. waaw li ko mënoon a éviter mooy ñafane ñoo ko mënoon a éviter parce que ñafane bañ leen yónnee courrier ñoo waroon a tontu te weesuwul de. weesuwul. kon huissier bi liggéey bi mu tàmbali mën nañ ko arrêté. déedéet weesuwul ndax ñoom saisir nañ justice mën naa tranché. waaye ba léegi. buntu waxtaan administration fiscale du ko tëj ba ilaa yawmi diin. parce que gis nga même bor yooyu. bu ñu ko waxee ba arrêté ko. ba nga xam ne ay bor la yoo xam ne sax c'est définitif. nangu nañ ko. administration fiscale bu constaté ne am na ay difficultés rôle am du tëj ay entreprises. waaye dama ne il faut ñu respecter les institutions républicaines. gis nga am une posture citoyenne. ci ak ku mu di doon muy man di keneen. mooy def une démarcation très nette entre le contribuable. le chef de parti. loolu dinañ ci ñëwaat loolu c'est extrêmement important loolu dinañ ci ñëwaat surtout par rapport à la stratégie léegi beneen question bi mooy démb tamit gis nañ ne occasion la woon. pour ci ñi nga xam ñoo nekk ci wàllu presse bi gis nga sax tey xëy na sax looloo sabab sa ñëw fii. waaye gis naa ne télévision yu bari tam profité nañ ci prétexte bi. pour wax diis bi nga xamante ni impôt diis na ko par rapport ak ñoom seen liggéey ndax tey ji ñoom war naa mën a gën a woyof. war ngeen koo gën a mën a jàppandal wala ndax yéen a ngi koy jàppandal lan moo ci xew ndax ñoom jàpp nañ ne mbir mi diis na ci ñoom ba attanatuñ ko. xam nga Sénégal. dafa am lu ñuy def liggéey bu ne chaque année maanaam norme fiscale dañu constaté ne d'abord dafa compliqué woon xam nga bi ñu ñëwee ba ay 2008 yooyu am na étude bu mag bu ñu defoon buy wane ne le système fiscal Sénégal dafa compliqué moo tax code bi dañ ko tëggaatoon yeesal ko waaw réforme yi waaw 1093 articles lañ jóge ba 723 articles ba pare impôts yi ñu oyofal ko gis nga chaque année dañuy oyofal impôts yi gis nga fan yële passé rek entreprise yi nga xam ne dañ leen di créer muy start-up yi nga xam ne dañ doon dee di afficher un taux de mortalité précoce de 60%. nga xam ne xamoon nañ ne ñoom seen accès ci bancarisation pratiquement mooy de 12%. mais administration fiscale dafa am plan bu mu tëgg ñu koy wax le plan yaatal. bi mu ko tëggee pour gunge ñooñu la. gis nga li ñu doon fay ñu koy wax IMF. nga xam ne dafa amoon un plancher de 500000. nga xam ne boo amoon déficit moom ngay fay ci ñu nekkoon impôt sur les sociétés. plancher boobu dafa tëb. dañ ko dindi. nga xam ne ñoom ku ci waroon fay 10 000 da ngay fay 10 000. ba pare ñu gunge leen 3 ans yoo xam ne duñ fay impôt boobu bu ñu amee déficit. ñu exonéré leen donc chaque bés bu ne ñu ngi ubbi suñuy bunt. képp ku am xalaat bu rafet boo xam ne dafay parce que impôt li ma la waxoon ci njëlbeen. li ñuy bëgg mooy impôt boo xam ne budgétairement dana am rentabilité. parce que ay la yéwén keesu état bi foog ñu xaalis am ci. waaye foog tamit mu nekk un impôt efficient. sur le plan économique et socialement justifiable. waaye contribuable yi dañoo war a am une posture républicaine. respecter institution yi. léegi respecter institution yi lu am solo la. léegi yow yaa yor wàllu stratégie li ñu am ci temps léegi mu jeex léegi yow yaa yor wàllu stratégie. waaw nan la ñuy def ba nit ki di mën di fay impôt yëg ne moom loolu mën naa gën a sori sax ne maa ngi jàppale sama réew waaye da nga koy jàppe sax ne xëy na yow kañu nar a sauver ci hôpital ba. waaw impôt bii ngay dugal. moom moo ko nar a sauver. nan la ñuy def ci wàllu stratégie ba egg fi nga xamante ni tubaab yi egg nañ fa nga xamante ni loo wax ak ñoom ñu ne la damay fay sama impôt jàpp ne ndam la ci ñoom nan la ñuy def ba egg foofu. waaw effectivement xam nga loolu. ci éducation citoyenne ak sensibilisation. voilà xam nga gouvernance fiscale. bi nga xamee ne moom la ñuy wax booba léegi état bi ne ci ñun c'est vrai que ci chaîne bi am na fu ñu yem waaye li nga xam ne moom la ñuy def civisme fiscal suñu rentrée fiscale. journée de porte ouverte yi ñu ngi koy def pour sensibiliser nit ñi. pour wax leen ne leen kaay leen ngeen fay impôt ndax dañoo jàpp ne loolu mooy doxal réew mi ndaxte réew mi dafa soxla xaalis te réew mi dafa transcender ay nit état du Sénégal dafa transcender impôt transcender nit ñi fi nekk ana Léopold Sédar Senghor ana Abdou Diouf ana Ablaye Wade. wàllu sensibilisation lu ngeen def ndax am na ay yoon yoo xamante ni du ngeen bàyyi sax xëy na ba nit ki am entreprise am waaye di ngeen teel a xam liggéey sax ak éducation nationale ñu teel ko dugal ci mbir yi. def nañ ko ba nga xam ne nit ñi nañ teel a xam njëriñu impôt. voilà ak fay impôt. bëgg nañ dugal nañ ko ci curricula yi ñu ngi ci doon waxtaan. journée de porte ouverte yi bëgg ba nga xamee ne
sénégalais yi gën a familiariser par impôt parce que xam nañu ne it rapport historique bi ñu am ak impôt. rapport historique boobu baaxul. ndax impôt colonial la taxoon. impôt colonial taxoon léegi nag jooyanti yooyu yëpp. ñu ngi ciy góorgóorlu. xëy na am na lu ñu ci def am na lu des waaye bés bu ne rek ñu ngi fexe di ci góorgóorlu di ci béy suñu waar pour que effectivement in fine contribuable yi mën a gis seen bopp. Sénégalais mën a gis seen bopp. tudd nga léegi impôt colonial muy passé bu diis boo xamante am nañ ko vis-à-vis de l' administration fiscale globalement yow yaa yor wàllu modernisation maanaam yeesal ko ba mu dëppoo. ak sunu jamono dëppoo xëy na tamit ak sunu aada ak sunu cosaan ban liggéey ngeen ciy def fi mu ne ak fan ngeen ci toll ak fan ngeen ci bëgg a dem. waaw xam nga fi mu ne nii waxoon naa léegi dañu am plan yaatal. léegi li nga xam ne plan yaatal bi andi na ko mooy déjà li ñuy wax la transformation digitale intégrale maanaam dañu bëgg ba nga xam ne administration fiscale day am transparence totale. su ko defee contribuable yi commencé nañ ko léegi am na déclaration yi c'est en ligne. paiement yi yu ci bëri ñu ngi nekk en ligne. dañoo bëgg état financier yi dépôt en ligne donc dañoo bëgg sax le déplacement presque ñu réduire ko. contribuable toog seen kër di déclarer. mu am transparence bëgg nañ tamit yegg ci même contrôle fiscal bi ngay wax. ñu def ko un contrôle fiscal bu nga xam ne télécontrôle la fay nekk donc léegi loolu moom la ñu bëgg ci maturation digitale. gi nga volet yooyu yëpp. dañ ko bëgg a def aussi bien au niveau des impôts qu'au niveau du foncier. tàggat administration bi pour quel horizon est-ce que am ngeen moyens yi actuellement. ñu ngi ci parce que plan yaatal bi horizon 2023 la. horizon 2023 la. bëgg nañ bu ñu egg ci 2023. am une transformation digitale intégrale. li ñu mébatoon ci plan yaatal bi yëpp ñu jëmal ko ba nga xam ne. ñëpp daañu ci gis seen ba pare. oyofal impôt yi dañoo bëgg impôt yi oyof. leneen li tamit mooy ñoo bëgg impôt yi oyof. moo tax foog ñëpp yi contribuer. leneen li tamit mooy le secteur informel. waaw nan la ñuy def ba nit ki bu amee business am yëg njëriñu impôt ban njëriñ la fay impôt am ban njëriñ lan la lay dimbalee impôt. waaw xam nga Pape Djibril impôt boo jóg. ndax ñu bëri dañ ko gis comme aw yet rek. ba xam nga tey boo jógee sa kër ñëw fii. ay la yéwén jaar ci tali. am sécurité agression amul. nga am courant. ñu ñëw fii di def émission ay nit di ñu seetaan. bu impôt amuloon loolu du am. état Sénégal pétrole bi ñëwagul. Sénégal impôt rek la am comme ressource. comp économie comp la. donc même emprunt bi ñuy wax sax ay impôt la. parce que emprunt en réalité du dara lu dul ay impôt différé. ndax boo emprunté it impôt yi ngay recouvrer pour fay emprunt. donc budget état impôt moo koy alimenter fondamentalement fii ñu toll. te loolu moo tax ñu jàpp ne dañoo war a yegg ci ñëpp xam ne. en fait payer l'impôt dafa nekk li nga xam ne maanaam dafa war jaamu yàlla la. mën naa yegg ci wut. mën naa ci jaamu yàlla dañoo war a yegg ci loolu moo tax ñun dañuy ci associé kilifa dini associé ci ñëpp. est-ce que sensibiliser li ngeen ñu ngi ci sensibilisation. parce que ñoom ñu mën a wax ak askan wi lañ. ñooñu dem nañ ci ñoom te dinañ continuer di dem ci ñoom. ñuy wax ak askan wi di wax ne. muy ci cas yëpp. contribuable yëpp ubbil nañ leen suñu bunt. autorités yi nekk administration fiscale ministre des finances ba ci directeur général des impôts ubbi nañ seen i bunt. képp ku fa am problème boo ñëwee dinañu fexe ba problème bu oyof toll parce que li nga xam ne mooy rôle impôt mooy certes recouvrer waaye ki nga xam ne moo lay jox xaalis nga di ko recouvrer wax dëgg ay la yéwén sa yéene du rey ko ba nga xamee ne dootoo jëlee ci moom xaalis. xel dafa nanguwul loolu. nan ngeen di def ak ñi nga xamante nii nag yàlla daf leen jox koom ba pare ñuy wuti paradis fiscal daw di fa denc seen xaalis bàyyi réew mi nan ngeen di def ak ñoom. mais xam nga ñun. fi mu ne nii dañu def am nañ benn système li ñuy wax essence de renseignement. juridiction yëpp signé nañ instrument multilatéral. donc képp ku nga xam ne jamono yi da ngaa bëgg a dem. daal di jël paradis fiscaux yooyu pour utiliser ko pour rëcc. ay am na. waaw amoon na mais dama ne amoon na mais yu boo xoolee yàgg la. fi mu ne nii essence de renseignement yi ñu am. am na ay résultats yu ñu am. suñu dispositif. normatif bi. tëgg nañ ko ba nga xam ne. yooyu buy amat dina néew lool. ndax fagaru nañ ci. duñ ne du amati. ndax loolu kenn mënu ko wax. waaye dinañ fexe ba même suy am mu doon lu néew. ndaxte saa su ne rek dañuy fagariku ba nga xam ne loolu ñuy wax ay phénomène d'évasion fiscale ak yooyu. dañ ciy góorgóorlu ba du mën a am. moo tax ñun saa su ne ci loolu la ñuy. jërëjëf Abdoulaye Gningue ñuy fàttali ne moom mooy inspecteur principal des impôts et domaines jiite bureau bi nga xamante ni ñoo yor wàllu stratégie ak modernisation fële ca direction générale des impôts et domaines. ñu bëggoon tàggu rek. waaw tàggu la pour wax. voilà bu mujj pour wax la Pape Djibril. li ñu fi andi du woon werante danoo ñëw pour leeral. leeral dëgg la ndax ñun dañuy faral di wax ne.
werante amul njariñ werante rek lay àndi du feeñal dëgg te du feeñal dëgg la waaye ñun dañuy ubbi suñu bunt di wax ne muy des médias di keneen contribuable bu nekk ci difficulté ñëwal administration fiscale lu contentieux bi sori ñëwal ñu waxtaan ak yow teg la ci yoon ba nga xam ne sa bërëbu liggéeyukaay du naxas. Abdoulaye Daouda Diallo nee na il l'invite au débat. si non man waxuma sax débat waaye ñu invité rek ba nga xam ne dinañu jàmmoo dinañu leen teg ci yoon ñoom it ñu wax lépp bu ñu am comme argument ñun danañu ko jël et ñu expliquer wante ba parce que ñun amuñu benn intérêt pour rey unité économique yi donc loolu daal ne woon naa ko tëjee di la sant di la gërëm jërëjëf Abdoulaye Gningue docteur Abdoulaye Gningue ci wuyu si bi nga xamante ni wuyu si nga ñu ko ndax li ñu nga xamante ni bëgg nañ ko rek mooy sénégalais ak sénégalaises yëpp ñu mën a am jàmm nekk si jàmm rawatina ñi nga xamante ni dañoo góorgóorlu ba may barabu liggéeyukaay mais surtout ñi nga xamante ni dañ fay fàggu loo xamante ni lu lew la lu ñu mën a dundee te rôle administration fiscale mooy lii mooy leeral mooy gunge waaye ray warul tax mu jóg te li Abdoulaye leeral ci loolu la jëm di leen gërëm bu baax di leen sant seen sunu ñaareelu partie bi ginnaaw journalu français bi dinañu waxtaane li nga xamante ni moom mooy ndell yooyu nga xam dégg nañ ko fële ca Casamance muy wàllu jàmm fan la ci toll dinañ ci ànd ak koo xamante ni ku xarañ la di leen gërëm bu baax di leen sant di leen bàyyi ak Cheikh Diop ci xibaaru wolof yi dina fi ñëw léegi daal di koy faram-fàcce